mu ngoog ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd bekk suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës bokk na ci coowal suuf ca Mbour Géej ñaari ati kaso ak ñetti weer yoo xamante ne du ko moom lay tëdd kon lañu ko daal di teg ci ab alamaan bi tam toll ci diggante benn jàpp ñaari million ci suñuy koppar ci ndodduk ki ñu ko teg nag di maire bu Mbour Fallou Sylla gannaaw woon ak coow loo xamante ne dox na ci digganteem ak mouvement Mbour justice ñoom ñooñu nag la ñu njortu moo di bile maire nag dafa daal di cakatee seeni ay suuf daal di koy jox ay société privée. mbirum coronavirus ca réewuk Chine doomi Sénégal yafa di ay étudiant di sàkku ci nguuruk Sénégal mu delloo si leen ci réew mi ci na mu gën a gaawee limba nag di ay étudiant mi ngi toll ci fukk ak ñett coronavirus boobee nag nga xam ne mi ngi wëy di defi jéeya ca réewuk Chine moom moomee nag lañ doon waxtaanee ci kanamu jury du dimanche diggante ki di professeur Daouda Ndiaye njiital département parasitologie ci Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak Mamadou Ibra Kane kon laaj ak tontu daal dinay dox seenub diggante ci kanamu jury du dimanche daan ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ak Cheikh Hassana Fall ponk gu mujj gi daañu ànd ak Baba Ndiaye mu jàngatal ñu li yéenekaay yi xëy fasal tey ji yemoo ko altine ñetti fan ci weeruk février atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. Fallou Sylla di maire bu Mbour dina tëdd ñetti weer yoo xamante ne ci biir kaso bi kon tribunal ñaari at yi kaso la ko daal di daan kon ñetti weer képp la cay tëdd ak alamaan boo xamante ne mi ngi toll ci diggante benn jàpp ñaari million ci suñuy koppar ci coowal suuf bi nga xam ne dox na ci digganteem ak ab mouvement Mbour justice la ñu jàpp nag ne moo sabab nag ñu daal di koy teg boobule daan ne nag boobule mouvement dañoo xam ne kii di maire ba Fallou Sylla dafa daal di cakatee seeni ay suuf daal di koy jox ñi nga xam ne ay société privée lañu ñu daal di fay taxawal seenub liggéey kon verdict bi tey ji ci suba la daal di daanu du ñàkk nag ñu dellusiwaat si ak suñu correspondant ba ñu teewal ca diwaanu Mbour di Aliou Kane laata boobu ñu waxtaanee lu jëm ci rapport bi nga xam ne Cour des comptes daal na koy fësal mu ñeel rapport atum 2015 2016 ak atum 2017 ñu daal di koy fësal ci atum ren bi yemook atum 2020 ñu daal di àddu itam ci yéexaay bi boobule rapport loolee nag ñu daal di koy waxtaanee itam ci seen émission l'air du temps Alassane Samba Diop daal di cay dalal ay ganam bokk na ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom nag xam-xamam dafa mënaal di màcc ci wàllum koom ak ki nga xam ne nag dafay amal ab taxaw seetlu ci wàllum taarix di ab historien Idrissa Ba lay wuyoo waxtaan nga ñu sekk ak Alassane Samba Diop ñu dellusiwaat si ak Mame Abdou Guèye Kassé. rapport yu 2015 2016 ak 2017 yu Cour des comptes fësal moo ngi am ay fan képp gannaaw ba ñu génnewee li nga xam ne moom mooy indice de perception de la corruption boobu lay indice nag di classé ñeenti at a ngi nii Sénégal ci zone rouge bi askan wi dafa war a taxaw ngir ñi nga xam ne dañ leen tudd ci rapport yi la yoon mën leen topp. Il est évident que nous sommes donc interpellés au premier chef. dafa leer ni ñun ñëpp am nañu wàll ci mbir mi suñuy lempo est-ce que jëriñoo bi jaar na yoon war nañu xoolaat itam lan mooy lenc yi ak nan la ñu war a def ba lépp ñoŋ ak it ñi nga xamante ni ñoom la ñu joxañ baaraamu tuuma nu ñuy def ba topp leen ci yoon loolee lépp dañ ko war a càmbar. Les fautifs doivent être traduits devant les tribunaux. moom président cadre unitaire de l'islam gëmul ni nag rapport yi dina am mujjanteel ndaxte askan wi day far ñi nga xam ne rek dañ leen ci tudd. Il faut reconnaître qu'au Sénégal la société. dañuy dund ci société bu nga xamante ni askan wi xamuñu lu ñu bëgg tànk nit mi ngi génne xaalis di maye ak fu mu ko mënti jëlee nag askan wi day ànd ak moom loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii ci Sénégal. Je peux le considérer comme une tare de notre société. ku mu seqal waxtaan wi moom tamit li ni mel mooy gis-gisam moom jàpp na ni nag rapport yi le askan wi joxu leen fulla trop. Dans ce pays nous assistons depuis longtemps à. man kay sama laaj mooy est-ce que nit ñi léegi jamono ji ñoom liy tukkee ci rapport yi intéressé na leen ndax at bu nekk lu ñuy gis benn la même rapport yi daanaka la ñuy gis te amul benn njeexital loolu dem na ba askan wi bu ñuy wax ay nit ñuy épinglé ci ay rapport ñoom duñ ci bàyyi xel trop.
par rapport à tout cela. rapport yu 2018 ak 2019 dinañ ko publier bu ñu yeggee ci octobre atum 2020 bi bu ñu sukkandikoo ci président wu Cour des comptes indice de perception de la corruption di xamle ni Sénégal depuis 2016 dafa arrêté def ay jéego lu jëm ci xeexum guerre loolu nag li ko waral mooy bàyyi bu ñu bàyyi yenn mécanisme yi nga xam ne rek dañ ko tegoon ci réew mi ngir daal di jàpp ñi nga xam ne rek dañuy ñu delloo si leen ci réewuk Sénégal ci na mu gën a gaawee ñoom nag moom la ñuy sàkku di ay étudiants yoo xamante ne ñi nga ca réewuk Chine rawatina fa jàngoro bii di coronavirus feeñee di Wuhan ñoom nag naam ne sax jamono ji ñu ngi ci seen teeyub bakken waaye la ñu xam ne nag moo di seen bakken mi ngi ci xortu gerte ñu ngi sàkku ci nguuruk Sénégal ngir mu daal di leen gestu ka leen diite foofee nag ca gox ba Bekkaay Sissoko Ndiaye lay wuyoo dañu koy teewlu ci téléphone mi gi Maram Ndiaye. situation bi ñuy dund wutewut trop ak lu ñu doon dund il y a de cela quelques fan ci ginnaaw ndaxte suñu étudiants yu nekk Wuhan dimbale nañ ñu muy suñu ambassade ak suñu état bi jox nañ ñu xaalis pour ñoom seen dundin yomb ndaxte lépp dafa cher foofu noonu waaye ba léegi daal ñu ngi fa maanaam jëlewuñ leen foofu noonu te foofu noonu ñëpp xam nañ danger bu fa am actuellement. donc ñun lu ñu bëgg fu mu toll nii mooy ñu delloo leen Sénégal nga xam ne dinañ nekk ci jàmm ba seen xel mën a dal ndaxte foofu noonu ñoom la ñuy dund métti na trop cas yi bëri na chaque jour ñuy gis nit ñi di feebar te ñoom ñu ngi foofu noonu donc à chaque fois mun nañoo xalaat ne feebar mun na leen dal. léegi nii nag fu ñu toll mooy waa Wuhan nañ leen fa jëlee donc ñun ñëpp fu mu toll nii ñu ngi ci situation yu xaw a tane donc ñun lu ñuy def mooy fexe ba waa Wuhan jóge fa d'abord balaa ñuy tal keneen donc ñun ñu nekk ci yeneen ville yi mën naa ne mën nañoo anticiper ci situation bi waaye fu mu toll nii nañu taxawaale ci waa Wuhan ba pare te xalaat ne yàlla dina saafara mbir mi balaa yeneen ville yi. xoddeeku balaa nga lakkale professeur Daouda Ndiaye ànd ak taxawaayu ko nguuruk Sénégal ci jàngoro bi nga xam ne moo di coronavirus moom nag la mu xamle di àndu si nag mooy di Sénégal daal di tëj ay li nga xam ne moo di lépp loo xamante ne bàyyeekoo na ci réewu Chine maanaam ay frontière am ak réewuk Chine kon mu daal di koy tëj lëkkaloo bi loole nag mu xamle ne àndu ci moom professeur Daouda Ndiaye mi ngi woon ci kanamu jury du dimanche laaj ak tontu dox ci digganteem ak Mamadou Ibra Kane moomay nag di professeur Daouda Ndiaye di nag ki nga xam ne moo jiite li di parasitologie département bi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci leneen lu mu àddu moo di taxawaayu ko nguurug Sénégal ci loo xamante ne nag wàllum épidémie la ak xeex nga ñu koy xeex dañuy dellusiwaat ci waxtaan nga mu sekk ak kon Mamadou Ibra Kane ci jury du dimanche Cheikh Hassana Fall lañ ci àndal. coronavirus moo ngi wëy di lëmbee àdduna bile tax sax ba réew yu bari tëj seeni frontière ci waa Chine di leen gën di isolé ñoom ñile waaye kii nekk conseiller bu organisation mondiale bu santé moom gis na ne stratégie boobee baaxul te Sénégal sax waru koo def moom mi gis ne Sénégal moom sax lii jëm ci méthode prévention am na ci xarañteef ak gu doy. waruñu ko tëj d'abord ça waruñu ko tëj parce que bu fekkee tëj nañ ko ñun Sénégal suba wala Afrique ñaanuñu ko yàlla bu fa amee est-ce que ñun bu ñu ko tëjee est-ce que dañ ci génn. Sénégal préparé nañu dëkk bi ba nga xam ne lépp lu fi ñëwoon tey parce que médecins yi am nañu xarañte bi hôpitaux yi préparé nañ leen te lépp luy saytu jàngoor aussi comment def nañ ko même ba ci frontières yi aéroports yi ak ports yi Sénégal def nañ ko. ab virus bu yees boo xam ne monde scientifique bi ña ca nekk xamaguñ ko bu baax ndax moom mi le day soppi jëmmam nu mu ko neexee loolee tax sax ba chef bu département bu parasitologie bu université Cheikh Anta Diop jàpp ne war nañoo ragal bi lépp virus. jàngoro boo xam ne dañ ci war a tiit parce que day rey boo jëlee téeméer bu ci nekk fu mu toll nii ñun scientifique ñu naan dina rey ñaar wala ñett ci téeméer yi te loolu sax leerul ci ñun parce que lu bees la comprendre guñ ko nuñ ko war a comprendre parce que chaque jour bu jógee ci kenn jógee ci keneen day changer donc moo tax amul garab bu ko faj amagul vaccin rum lay nirool bu simple rek après mu indi yaram bu tàng indi tout sa xët indi yenn saa yi biir buy daw yu mel noonu ay biir yu metti te loolu boo ko gisee rek da ngay daw l'hôpital te malheureusement il faut nga def ko parce que boo ko defulee mën na la rey. waaye moom gis na fi mu toll nii lu ñu war a mën a gën a def pour damm laafu virus bile mooy xool nu ñuy gën a aare suñu bopp. li ci am solo mooy ñu xam ne ñun ñëpp dañoo war a dolli aar bi prévention bi mooy lan mooy lépp lu nga xam ne mën na ko indi
ci ñun wala ci dëkk bi dañ ko war a moytu mooy d'abord cet bi il faut que nit ñi doole cet mooy lépp luy aar gàncax bi environnement bi mooy cet gi mooy ñu xam ne cet gi lépp ci cet bi la nekk parce que tey mbalit bi dafa bari ci àdduna te mbalit boobu ci lépp la ñuy nekk dañoo essayer li ñuy dund ak mala yi yenn mala yi ñu xam ne lépp kuy dund mala même mala boo xam ne ci kër gi la soytu ko. fi ñu toll nii ci àdduna bi le lu weesu 300 nit ñàkk gum nañ ci seeni bakkan na fukki junni ak ñeenti nit sax ñoom amagum nañ ci infection coronavirus fi mu toll nii dem na sax ba rombul lu ñu amoon ca 2002 ak 2003 ci infection ci jamonoy maladie bi ñu doon woowee SRAS tax sax ba organisation mondiale bu santé déclaré coronavirus comme urgence mondiale laata scientifique yu nekk ci àdduna bi di xool ban saafara la ñu mën a andi ci feebar bile xam ne tiital na ku nekk. Cheikh Hassana Fall professeur Daouda Ndiaye njiital département parasitologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci leneen lu mu àddu ci kanamu jury du dimanche bokk na ci nag lu jëm ci artémisia di nag xeetu garab bi nga xam ne ñenn ñi dañoo jàpp ne mën naa indi saafara ci lii di sibiru moom professeur la mu xamle nag moo di bu ñu moywul di jëfandikoo li ni mel nag dinañu fi jële wala bokk dinañu gàllankoor jéego yi nga xam ne daan nañ ko amal ci xeex ga ñuy xeex wàllum sibiru kon dañu koy teewlu moom professeur Daouda Ndiaye ci micro Mamadou Ibra Kane. Réalité c'est extrêmement dangereux. artémisia boobee ñuy wax ci boppam amul benn kaaraange dëgg la ne nag garab gi am na ab partition boo xam ne da koy joué ci li jëm ci mbiru ACT suñ koy defar waaye moom dañu war a def dara suñu xel xamaguñu dosage bi ñu ko war a jëfandikoo nan lay doon te dosage bi suñ ko jëlee sax ba pare am na leneen lu ci nekk am na ay résistance yoo xam ne dañ ko war a jël en compte te loolu artémisia boobu jëlu ko en compte gis nga liiti malaria bi virus bi day nekk loo xam ne day soppali ko en fonction fu muy nekk ak ci nit ku muy nekk. Et si on laisse l'artémisia seul avec le parasite. ëllëg ACT bi mën nañ ko jëfandikoo waaye du amati benn njëriñ loolu nag dafa nar ñu delloo ginnaaw ba ñu delluwaat fu ñu nekkoon ci début ba ak malaria maanaam dootuñu amati lenn loo xam ne mën na ko faj malaria mujj doon comme coronavirus nuñ koy gisee fi mu toll nii. ku ne wérgu yaram xel yi war a dem ci wàllum set ñu waxtaanee bésub setal bés boobee nga xam ne sumb nañ ko ci réewuk Sénégal ñaareelu bés bi ñu amal ko kon ci weeruk février bile di benn fan ci weeruk février yemoo ko gaawoo kon jàmm gën si Cap Mbaaw ñoom nag daal nañoo amal seenub bésub setal démb ci teewaayu ay kilifa daal di wuyu si nag woote bi nga xam ne président de la République Macky Sall woo na ko askanu Sénégal ngir ñu daal di setal mbedduk Dakar yi rawatina Sénégal daal di rafetal xar kanamu réew mi ñu del soit ci ak Mortala Anne. dindi mbalit mi xoostali yi loolee lañu amala ci quartier yu fasantikoo yi nekk ci biir Diamaguène ci Cap Mbaaw ñu soobu ci li nga xam ne moo soxal wàllum clinique day askan wi daal di génn wuyu ci boobu lépp woote. tax ñu génn di set setal dëkk ci quartier bi rek moo tax ñu génn di set setal parce que quartier bi ni meloon jaaduwul rafetul parce que da ngay am ay gan yu war a ñëw sax doo leen mën a invité parce que quartier bi ni mel mais li ñu def nii moom dafa neex dafa baax yéex nañ ko def sax nag ki li ma mën a wax war ñu ko fi yemale war nañ def chaque 1 mois ñu def set setal ci quartier bi. mbedd kat du ci tilimal ku bugg set doo tilimal ci mbedd te boo tilimalee ci mbedd rek tilimal nga kër waaw te jaaduwul. mu doon initiative boo xam ni day dugg ci wàllum bëgg sa réew ak bëgg sa gox. li ko waral mooy que ne ñun ay citoyens sénégalais lañu dëkk ci réew mi yàlla def ñun Sénégal ñëpp def nañ constat que ne Sénégal maanaam dëkk bi mbalit bari na fi mais ñun comme ay citoyens lañ ñu gis ne mbalit nekk na loo xam ne baaxul ci wërgu yaramu doomu aadama ñun ñu jàpp ne loolu am nañ ci taxawaay boo xam ne war nañ ko mën a am pour mbalit moomu ñu xeex ko ba yàlla def nit ñi mën a am wërgu yaram. parce que nit la ko yor mooy wërgu yaram te ñëpp xam nañ ne mbalit day propager des maladies et bu ñu toogee seetaan mën na créer ay épidémies yoo xam ne personne ne sera pas épargné. ngi ci njiit yi ngànk yooyu lee gox li nu mel ngir Sénégal seet lu ñuy rafetlu la. sama tànk tey dara waralu ko lu dul ñëw encourager leen féliciter leen ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy defal seen gox. di ko defal seen bopp di ko defal réew mi muy setal Diamaguène Sicap Mbao plus particulièrement seen quartier Zamzam ñun mënuñu dara lu dul yéen ngeen jéem ñun ñu ñëw seen ginnaaw jàppale leen donc ñu ngi leen di renouveler sunu disponibilité
bépp initiative bu ngeen jël ci wàllu Sicap Mbao ci développement ak améliorer environnement bu soobee yàlla yéenay jiitu waaye su ngeen ñu gestoo di ngeen ñu gis seen wet. marché bi quartier yi yoon yi lépp daan ñu koy nettoyer tey tamit boole kaax désinfecté askan wi ñu leen ñi ñaax ngir ñu moytu di tilimal. ñu waxtaanee mbirum ICS ak gox yi nga xam ne ñoo nekk ca pegg ga ñoom askan nga fay yeewoo jamono ji nag dañoo daal di xeeb li nga xam ne moo di ndàmpaay ga ñu leen joxoon gannaaw nag ba ICS jotee nag daal di yokk li nga xam ne moo di kërub liggéeyu kaayam boobee askan nga nekk ca pegg ga nag naam ne sax kilifa yi daal dañoo dox tànkub jàmm ci seenub diggante waaye saafara mujj sa juddu ñoom nag dañoo daal di mere ba futu ñi ki nga xam ne moo di sous préfet ba ñu dem foofee nag fekk fa suñu ndaw ba ñu fa teewal di Isidore Alexandre Sène. diggante ICS ak askan wi nga xam ne de ñu ngi fii ci commune bu Mewane mu mel ni seeni coow li joxagul muy Tobène Maka Dieng Tissé ak Kër Magueye ñoom nee nañu barème bi nga xam ne de moom lañ leen proposé bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg. barème d'indemnisation bi nga xamante ni moom lañ leen proposé nekk barème bu dérisoire ndax yaakaar naa ni képp ku ni jël sa suuf war nañ la defal loo xamante ni buñ ko jëlee bu ëllëgee di nga am loo mën a dundee waaye ñëw fay la hectare 1,50 million daal di lay wàññeel ay garab te àll bi ay garab amatu fi ndax rey nañ ko ICS industrie chimique la rey na garab yëpp li ñu bëgg mooy mu ñuy fay par hectare bu ñu hectare li ñu ci bëgg mooy 20 millions. ñoom nakar nañu lool taxawaay bi nga xam ne de waa administration bi amee nañ ko ci seeni coow ak waa ICS. ñoo ngi déplorer attitude kii nga xamante ni mooy sous-préfet Mewane su ma nee attitude damay wax comportement bi nga xamante ni am na ko te du comportement administrateur ndax yaakaar naa lépp lu ñuy def dañ ko war a waxtaanee sa kaa def mais moom dafa ñëw jaay doole. ñoom nee nañu sonn nañu waral sax kenn waru leen yokkal seen i coono. ICS industrie chimique la rey na garab yëpp mu xam ni fi mu ne bu compter garab du dépenser lu bëri mu ni day wàññi ay garab léegi nag ñun loolu lañ bañ ba tëdd ca naaj wa. ñu fàttali ne askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fii de nee nañu jot nañu am waxtaan ak sous-préfet bu arrondissement bu Mewane waaye waxtaan yooyee mu mel ni juragul dara ndax ba léegi rek diggante askan wi ak waa ICS jubóoguñu. ñaareelu pàcc jotaayu njolloor si biti réew la ñu koy dooree ca réewuk Burkina Faso lu toll nag kon 20 doomi aadama ko la bokk lu ko ëpp daal dañoo ñàkk seen bakken dañu leen faat ci guddik gaawo jàpp dibeer ñaari fan ci weeruk février atum 2020 ci cong boo xamante ne nag ay jihadiste ñoo ko fa daal di amal ci benn village bu faree ca bëtt gànnaaru réewuk Burkina Faso bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yoo xamante ne mi ngi bàyyeekoo ca ñoo yore wàllum karange réew Burkina Faso ñu fàttali ne ci 20 fan ak juróom ci weeru janvier lu toll ci fanweer ak juróom-ñeenti civil jot nañ leen a faat foofa itam ca réew ma Burkina Faso nag ay cong ñu ko fay nemmeeku kon lu toll itam ci juróom-ñetti téeméeri doomi aadama jot nañoo ñàkk seenu bakken ci atum 2015 ba ndëgëni si bàyyeekoo ci ay cong yoo xamante ne ay jihadiste di ay woy fipp ñoom ñoo ko fa amal ci réew ma gannaaw Burkina Faso ñu utali ca réewuk Syrie ak ñeenti soldat yoo xamante ne ay doomu réew Turquie lañu ñoom nag lañu fa daal di faat kon itam lu toll itam juróom-ñeent am fa ay gaañu-gaañu yu metti loolee nag mi ngi xew tey jii nag altine yemoo ko ñetti fan ci weeruk février atum 2020 ay sox lañu daal di yëkkati nag foofee nag mu dal ci kaw l'armée boobee ba ay soldat daal di ñàkk seen bakken mi ngi xewee ci région bu Idlib fare ca bët gànnaar jàpp soowuk réewuk Syrie mu di xibaar boo xamante ne nag ministère bi nga xam ne moo yore wàllum défense te réewuk Turquie moom moo ko daal di xamle na itam l'armée bu Turquie moom itam daal di nay fayu ci kaw ñi nga xam ne nag ñoo amaloon boobule cong ba ay doomi aadama yu bari jamono ji jëlee nañ ci ay gaañu yu metti.
ñu waxtaanee wàllum tàggat yaram ak ñaar fukk ak juróomeelu édition semi marathon bu Somone kon daal nañ koy amal ci njeexitalu ayu bés bi ñu daal di nemmeeku ab jongante boo xamante ne nag mi ngi toll ci rawante boo xamante ne mi ngi jëm ci fukki kilomètre ak ñaar fukk ak benn ci ay kilomètre ñu fàttali nag boobule jongante bi bu gulet ñu koy amal kon bu njëkk ñu amal ko mi ngi xewoon ci atum 1994 lu toll nag ci juróom fukki doomi aadama ñoo doon amal boobule jongante ñu dellusiwaat si ak suñu correspondant bu ñu teewal ca diwaanu Mbour Aliou Kane. semi marathon bile mbégte bu mag la jural kii di patron bu Eiffage. Bravo à Michel et à l'organisation parce que ça fait 20 ans que nous accompagnons. ñun dañuy kontaan ci organisation bi di jaajëfalit kii di Michel bi mooy ñaar fukkeelu at ñuy gunge événement sportif bi nga xamante ne ñu ngi koy duppee semi marathon de la Somone te seetlu nañ ne nit ñi dañuy gën a bëri di ñëw di participer muy wane ne bëgg nañ lool mbir mi daal gën a dem ci kanam donte sax tey ji naaj bi tàng na lool terewul sportif yi jongante nañ ci anam yu mucc ayib ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne bokk nañ ci organisation bi fii ci réserve bi xale yi nga xamante ne ñëw nañ lii sax suñ ko doon mën a def juróom-benn weer yu nekk loolu lu baax la. Il faudrait faire ça tous les 6 mois. ki nga xamante ne kii nag moo jël raw gàddu gi kontaan na bu baax a baax ci ndam loolee waaye wax na njëriñ li nga xamante ne compétition bi am na ko. donc yàgg naa di ko participer bi mooy yaakaar naa mooy 4e fois ma koy participer te maa koy jël te kontaan naa loolu trop ci victoire bi. événement sportif bi lee bokk na ci ñi ci teew muy responsable bu réserve naturelle d'intérêt communautaire bu Somone. ndaje mi nga xam ne moo tax ñu daju fi tey muy ci biir rawante bi nga xam ne dañ koy organiser fii ci dex gi dexu Somone bi ñu ne nag comme ñu bari ay lu tolloog ñaar téeméeri nit wala lu topp wala junniy nit dinañu ñëw teew fi ñu jóge ci dëkk yu bari ci àddina bi ñëw teew fi vraiment daf ñuy permettre aussi nit ñi gën a xam aussi suñu liggéey. 25e édition semi marathon bu Somone ñi ci bokk toll nañ ci junni ak ñaari téeméeri nit te def nañ ko ci ñaari pàcc benn bi mooy bi am ci 10 kilomètres beneen bi ci 21 kilomètres. yéen kaay yi xëy tey ñu ànd ceeg Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca coow li jeexagul ginnaaw rapport bi nga xam ne Cour des comptes fësal na ko pënd ba wëreegul enquête ne Moustapha Diop nag ma ngay défier magistrat yi ci Sénégal atub 2015 ba mu nekkee ministre ci réew mi daal lànk kaare ne lañ ko dénk kenn du ko lëj mbëcc ba noppi yàq lu mel ni xamee magistrat yi ci Sénégal ne leen ay corrompu ngeen yëglekaay bi ne président bu Cour des comptes ak président bu CEP ne kaddu yooyu duñ ko bàyyi mukk di seetaan muy law ci réew mi ndax dañ ko fas yéene yóbbu fa mbaxana doone benn plainte Moustapha Diop ponkal yi yoreen gu bon gi dëgg nag ci mim réew ñu ngi ci Sud Quotidien ginnaaw rapport 2015 2016 ak 2017 CDC ak ñaari tuur yi nga xam ne samp na ko ci mim réew ne fanweeri milliards la ko jural CICES port autonome bu Ndakaaru ak COUD kenn du ñoom ci yoreen gu bon téere Pape Alé Niang bi itam lu mu sulu ci mbóot bëri na ubbil Le Quotidien yéglekaay bi ne taskatu xabaar bi daal daanaka mayewul dara lépp luy mbóot ak yoreen gu bon ci mim réew fësal na ko Le Quotidien ne Pape Alé Niang kay kurpeñ dëgg la door Cheikh Omar Anne njiitu COUD ga woon loolee tax ba njiitu COUD ga woon ni moom itam dafa fas yéene yóbbu mbir yi fa mbaxana doonee benn ndax plainte la jël ngàll ko ci kaw Pape Alé Niang taskatu xabaar bi ak Nafi Ngom Keïta njiital OFNAC Nafi Ngom Keïta rapport bu mu fasal dara ba dara boo la jeex baaxu ci Mohamed Boun Abdallah Dionne mooy wax mu ngi ci L'As Quotidien premier ministre bu Sénégal ga woon ni bile rapport wérul te lépp lu mu xam ni jarul duma sa doom Les Échos ne Azer de xanaa dañ ko fi sampoon rek ngir muy dufal poste directeur yi ku toog dufal sa poste ba mu fees dell nga jóg xajal sa morom mu def nu ni mel ndax la ñu fa nemmeeku ci musiba ak yoreen gu bon kenn mënu la ko nettali yëglekaay bi ne keneen ku jalgate ci liñ ko dénk mooy Lassana Gani Sakho mi fi nekkoon njiital OFOR yëglekaay bi ne yoreen gu bon dëgg itam leen ko toppee te lu ji njàkk mooy njàkk source aani résultat yi tukkee ci autopsie Azer ak OFOR Cour des comptes ma ngi ko méngale yoreen gu bon dëgg ak mbalit goo xam ne ma nga fa jalaañoo maanaam ci kaw gàttal yoreen gi dara baaxu ci L'Observateur ne mafia dëgg nag mu amoon nag ca plan Orsec OFOR ak Azer rapportu Cour des comptes bi Walfadjri ci la xëyaat tey ak téere bi nga xam ne Pape Alé Niang bind na ko yàq ci lu mel ni xayb Cheikh Omar Anne ak na mu yore woon kudd yëglekaay bi ne mbiri kay flagrant délit la maanaam
maanaam amul lu ñuy laam-laamee lépp dafa leer nañ Walf Fadjri ne Cheikh Omar Anne ñi di ko dugga woon ni Pape Alé li ñu ko tuumal da ci fas yéene ragg deram ba set yu ci ndax mbiri ci kanamu ëttu attakaay ci réew mi la ko fas yéene yóbbu te plainte lay jël teg ko ci kaw Nafi Ngom Keïta ak Pape Alé Niang taskatu xabaar bi laas ne Mohamed Boun Abdallah Dionne mi fi nekkoon élimaanu jëwriñ ngi ci nguurub Sénégal ni la ñu wax ci rapport OFNAC bi ci COUD dara du ci dëgg liy dëgg kay critique ne bu dee lu ñu wax ci rapport yi lépp dëgg la ay daan lu mënta ñàkk la faw mu am ci ñi nga xam ne dañ leen tuumaane lañ leen dénk lañ ci doon xaar ci ñoom matewuñu ko te nag ay daan maanaam ay sanction lu mënta ñàkk la faw mu am yëglekaay bi ne loolee nag boo mooy le du am ci mim réew ndax mbiri daal ci tiroir yi la jëm ndax du mujj fenn la tribune ne mbóot yi sulleeku ci ANAMO ASER CICES ak Senelec daal bëri na ginnaaw rapport Cour des comptes bi nga xam ne aljuma gi nu gën lañ ko fësal ba noppi jël lépp teg ko ci kaw taabalu njiiti réew Macky Sall yëglekaay bi ne rapport yi nag lu mu bëri ak jalgati yi lu mu bëri du mujj fenn yàq kayit kott la maanaam kuy xaar ay daan lëlu ci ñi nga xam ne dañu leen a tudd ci jalgati bu la yóbboo toog tey xaar ndax benn daan du ci am libération ne en tout cas enquête bi nga xam ne amaloon nañ ko ci Petro-Tim OFNAC seetal na Aliou Sall raq ci njiitu réew Macky Sall ba mu set wicc ba noppi sàq ñu topp Karim Wade ibni Abdoulaye Wade ndaxte nee na lu jiy njaag ci mbiri mooma maître Moussa Diop njiital Dakar Dem Dikk yebbi nay dëggam ubbi réew mi au quotidien yëglekaay bi ne moom maître Moussa Diop dalee ko coalition Macky 2012 ba ci Dakar Dem Dikk di këru liggéeykaay bi ñu ko dénk bàyyiwul dara maître Moussa Diop ne Adji Mergane Kanouté dóorkatu marso la teg yëngu-yëngu yi am ci Dakar Dem Dikk ak syndicat yi Mahmoud Saleh moo leen di manipuler ba noppi di leen xamb l'observateur ne Bougazali mi ñu fi tegoon yoxo ci lu jëm ci coowal phobie yi doon jàllaajoo ci réew mi ma nga ca l'hôpital dañu ko interné ginnaaw malaise gi mu am li am ca Chine ak jàngoro coronavirus bi enquête ci la xëy tey yéeglekaay bi ne doomi Sénégal yi fa nekk di étudiant la ñu bëgg moo njiitu réew Macky Sall delloo si leen ci réew mi ni mu gën a gaawee ndax seen xel dalatul rax ci dolli njàkkare tis dëgg la ñu nekkee li réew mi nekkee Youssou Mbergane Guissé di sociologue ci la nekk tey sociologue bi ne sunu réew di Sénégal dafa nekk ci tàkki dof maanaam réew mee wëlbatiku ndax li ñu fi gis ginnaaw siifaate yeeg sàkku yeeg faat bakkan yeeg agression yu mel ni tuleeg mala ci mim réew yéeglekaay bi yamu ca ndaxte jox na kàddu gi Bassirou Ndiaye di environnementaliste ni Tio Sarr bi nga xam ne toll na si ñaari kilomètres bés bu explosé ci mim réew dara du des ci Ndakaaru ñu bàkku jëm ci làmb ji yéeglekaay bi ne Siteu Papa Sow Abdou Diouf Gris 2 ak Modou Lo Ama Baldé yéeglekaay bi ne làmb Sénégal sàjj na musiba dëgg nag moo am ci Uganda source aani boobu lee dëkk saa wu soxna ëmbee ba wasin doom ji ak baay ji ñooy bokk benn ween wu ñuy nàmp da ngay seet loolu. waxtu gi ñuy yëkkatee jotaayu njolloor si kon jot na rafetlu ànd bekk suñuy programme ci ITV xibaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.